bavure policière yi dafa doy. donc mbiru Seck Ndiaye dañoo bëgg mu leer, mbiru Fallou Sène, mbiru Elimane Touré, mbiru Abdoulaye Timéra ñoom ñëpp en fait ñu ay policiers ak ay gendarmes rey leen dañoo wax ne loolu dafa doy bëggatuñ ko gis ba pare ñu leeral ko. donc loolu mooy suñu taxawaay fii am ay police ay gendarmerie ay takk der yoo xam ne seen taxawaay dina dëppook njëriñu askanu Sénégal et pas ay takk der yoo xam ne li ñu leen xamee wala li ñu leen di ràññee mooy violence muy di gëdd nit yi muy di yuuxu nit yi mooy di leen di saaga muy di leen di mbéj di leen di rey. bu weesoo marche bi dinañ fexe ba boole suñuy doole ngir njaboot yi nga xam ne mënuñu am certificat médical ndaxte xëy na dafa cher, mënuñu am avocat ndaxte xëy na dafa cher, ñu boole suñuy doole ngir ñu jox leen ñu utal leen avocat, ñu boole leen ay médecins yoo xam ne mën nañ leen utal certificat médical. donc loolu yëpp ci xeex bi la bokk. dañoo bëgg itam ni mu amee ci yeneen dossier ay mobilisation bu fekkee nit ñi dañ leen convoqué maanaam tribunal saa yi bu ñu waxee dossier Abdoulaye Timéra mu ngi justice ñun ñëpp ñu mobiliser wu ñu xam ne wéytuñu ñu xam ne mbir mi soxal nañu ñu xam ne lii bëggatuñu gis suñu réew ñu gis ay police ay gendarmerie ay poste de gendarmerie yoo xam ne dafa mel ni ay almer la ci citoyen bu Sénégal loolu dafa doy. Elimane Touré mooy jeune bi nga xam ne police Yeumbeul ñoo ko jël si woon këram le 19 février 2017 taxi ñëw jël si ko police port bi ko jël si woon police Yeumbeul ki jote woon na Elimane Touré jox ko xaalis ba mu ko yóbbee police port 2 heures de temps après ñu woo waa kër gi ne Elimane Touré dee na kookoy Elimane Touré mi nga xam ni ci police port lañ ko reyee ba pare ne dafa xaru te ñun bi ñu gisee corps bi gis nañu Elimane Touré dañ ko dóor dañ ko torturé dañ ko rey. 19 février 2017 ba léegi dossier bi demul fenn au contraire li ñu constaté mooy woo nañu tribunal yoon yu bëri woo ñu police yoon yu bëri police ma nga xam ne moo rey Elimane moo ñuy enquête di ñu laaj te gis nañu mbir mi mujjul fenn. li ñu constaté mooy leneen mooy ne au lieu justice bi di avancer le dossier bi dañoo gis ni ka nga xam ni moo rey lu Elimane Touré ndax moo fay ba ñu rey Elimane Touré kooku mu ngi kon ne di provoqué jabaram menacé ne yaayu Elimane Touré ne dina ko rey comme loxo jëkkëram moo tax Elimane Touré faatu jabaram ci boppam menacé ne yaayu Elimane Touré ne moom da koy faat ba ñu porté plainte ca police Yeumbeul yaayu Elimane Touré porté plainte ba ñu demee police Yeumbeul jabar ja dafa ñëw ne dafa dof ndof googu la dof-doflu ba police couvrir ka encore ba mbir mi bëgg a naax saay donc ñu xalaat ne justice moo fi amul ñu réclamer justice pour que mbirum Elimane Touré ak mbir yeneen yëpp ñu mën ci taxaw mën ko teg ci yoon. lii ñu dal ça fait maintenant plus de 3 mois maintenant ndax mi ngi am depuis le 25 juin te bi muy amit moom mi nga xam ne tey mi ngi barsax lu ko bett la parce que foogul woon ni bis boobu bu jógee Thiès ñëw Ndakaaru du delluwaat ci njabootam. li am ba am mooy moom jaay nañ ko ay tissus yoo xam ne nii xamu woon ni ki ko jox alalu jàmbur la te defe naa ni justice sénégalaise li mu war a def mooy bu ubbee enquête li muy xool bu ko gisee ci foo xam ne nii am na ci xel ñaar li mu war a def rek mooy ànd ak kooku yóbbu ko ñu àndaan ko xool ba xam fu mu jëlee lii. waaye ñun li ñu gis mooy heure match Sénégal Pologne bi heure boobu la fa gars yi dugg te instant boobu xam na ni ñëpp ngi concentré wu ci match bi. instant boobu dugg nañ ci biir gis ko woo ko ni ko dañoo soxla ay tissus gis ko fekk ci biir laaj ko foo ko jëlee moom affaire bett na ko xamul lu muy wax d'après li ñu commissaire bi expliqué commissaire bi nee na bi ko gars yi yóbbu mu xaw a bajantu tuuti bañ ñoom 5 éléments la ñoom nee na bi muy bañ di résister ci leen ko commencé dóor yu metti te man li may wax dama cee am lu ma leer parce que bi ñu koy denc avant ñu koy denc morgue bi ñu koy sang maa ngi xool loxo yi ni mu doon daggee ndax mënat yi ñu ko takk boo xoolee xam ni kii dañoo takk ay loxo yi mënat ba pare di ko dóor te mënat moom gis nañ ni boo gën a fipp rek day gën a seere te gaañ-gaañ yi wane na ni muy autopsie beeg lépp xam ni kii dañ koo dóor ba mu sedd ñoom ñoo ngi fa dem vers les coups de 16h 17h te daanaka ñoo ngi fa génn ay 20h instant boobu dem nañ ba dóor ko ba xam nañ ni moom mii nekkatul ragal nañu ñuy xalaat ni dafa perdre connaissance ñu koy xëpp ndox rakam bu ñuy wax Bada Diop boo xam ne doomu ndeyam la moo yëg ci escalier yi yam ci ñu benn policier ëmb ko nii wéer ko ci kawam mu yuuxu ni lan ngeen def sama mag ji ñu ne ko ay kaay yow dafa mel ni ci nga bokk xëcc ko indi ko kooku ba léegi mi ngi 100 000 ñu téye. di am naqar parce que mënuñu ñëw fii nii def mobilisation pour casse suñuy droit
en plus la même voiture qui nous a percuté si accident bi maag sama copain le 23 avril à 3h du matin ma ñëwaat fii nii fekk même oto bi garé fii nii comme si que ni daf ñuy kookali te loolu noonu du yoon parce que si dëkk mënuñu nekk dëkk boo xam ne loi dafay am ba pare pays démocratie en plus policiers yi comme si que ni ñoom nekkuñu ay humains di ñu kookali c'est pas normal parce que ñun ñëpp ñoo yem fa yàlla ñun ñëpp ay nit lañu donc dañoo war a respecter nit amul lu dul nitam moroomul nitam ñun ñëpp ay nit lañu c'est pas normal ñu ñëw fii nii genre taxaw fii nii dañu kookali loolu du yoon dëgg du yoon ba pare rey nit en plus sa moroom nit nga tim ko mbokk ko mu dee ba pare nga ñëwaat en même temps ñëw fii nii di ko kookali loolu c'est pas normal. Provocation weesul loolu mais ñun on va le combattre d'une autre manière. tu te rends compte oto boo xam ne oto bi nga xam ne moom moo rey sunu frère muy Abdoulaye Timéra ñu war a def marche dem ci préfet laaj ko def demande d'autorisation pour marche pacifique au moins bi ñu def marche bi oto bi nga xam ne moom moo ko rey ñëw stationné ci marche bi garé fi nga xam ne c'est à 100 mètres du lieu bi nga xam ne fa la ñu reyee xale bi donc tu te rends compte provocation mënul weesu lii xanaa lii mooy donc ñun waratuñu compter ci ñoom pour que ñoom ñu defar dëkk bi mais dëkk bu amatul justice donc fan la dëkk boobu jëm ñun suñu dossier ça fait plus de 5 mois le dossier wu Elimane Touré ça fait plus d'1 an ñun ñëpp on est au même pied d'égalité famille rejointe collective on est au même pied d'égalité suñu dossier bougéwul d'un iota dossier yoo xam ne ñu ngi leen dugal ci tiroir yi rangé leen mais suñu nee Sénégal pays de droit la suñu nee Sénégal pays de justice la pays de justice boo xam ne impunité am fii récemment ma dégg autorité yi taxaw di wax ne y a plus d'impunité au Sénégal alors que ñëpp xam nañu ne que ne impunité fii la fekk baax mais léegi bu ñu ko combattre fan la ñuy jëm ñoom xam nga situation ku ne na koy xool sa bopp ñoom bu doon seen frère wala seen i rak wala seen i doom la ñu rey ñoom peut-être même qu'ils vont faire plus que ñun li ñuy def tey mais du ñu ñëw fekk sa doom boo xam ne da nga koy yar mu judd ba pare nga yaakaar ci moom def li nga war def ci moom yëpp mu dem ba à fleur de l'âge instant bi nga xam ne instant boobu nga yaakaaree ci moom ñëw réel la ko ba pare du mujj fenn loolu moom moo tax mobilisation bi ñu koy def mais ñun suñu cas bi daf ñu gën a métti li newoon suñu biir yëpp doon nelaw dañ koy yee tey parce que waruñu oto bi rey xale bi ñu war a organiser manifestation dem jox suñu demande préfet pour manifestation pour une marche pacifique ba pare ñoom ñu wëlbati ko andi oto bi nga xam moom moo rey xale bi oto bi stationné à 100 mètres fi ñu rey xale bi mi ngi tëdd fële autoroute Niang fa la tëdd fa la décédé donc léegi man la question que je me pose mooy provocation la wala qu'est-ce qui se passe donc xanaa ñun yaakaaratuñu donc si ñoom pour que ñu rétablir li nga xam ne moom mooy justice. mu mel ne ñëpp ñi nga xam ne vraiment dañ leen jàpp rey leen si dara boobu ba léegi justice def si dara et ñu gis que ne que chaque fois police bi dafay communiquer boo xam ne baaxul communiquer boo xam ne ñoo ko tey dañuy def doute ak jaxase bopp nit ñi naan booy yi bandi lañ booy yi receleur lañ booy agresseur lañ alors que ñoom ñooy jéggi yoon di leen rey donc bu am police des polices amee bu police boo xam ne dafa war a contrôler police bu police jéggee loi police boobu dafa criminel moom ak ñi def crime ñoom ñoo bokk yem donc li ñu bëgg mooy dëkk bu justice amul kenn mënul nelaw ba yandoor mooy li xawoon Brésil rek mu ne tant que les favelas ont faim et que tant que les favelas connaissent l'injustice mais les quartiers chics ne dormiront pas donc justice bu ñu demee ba dëkk bi ñëpp ñàkk kóolute justice ça veut dire que c'est le commencement du désordre et lii nag on dit ça suffit bëggatuñ ñu rey nit ci loo xam ne nii du dara et que loolu bu amee tamit autorités yi ñu jël si matuwaay yi leen war a def li ñu war a jël communiquer si ñu xam fan la dossier yi toll parce que dossier yi nga gis yëpp kenn xamul lan la procureur bi autosaisir na ci li Bamba Dièye wax mais procureur lan moo tax autosaisir wul ci Seck Ndiaye ci Daouda Timéra ci Fallou Sène donc yii ñëpp mu nekk loo xam dafa soxal population bi dañuy gis ne ñun dool kat vraiment amuñu taxawu te loolu lañ bëgg nag mu dax